mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlooti seen ànd ak télévision Futurs Médias di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen seen émission li ci penc mi tey nag ñu ngi dal di fas yéene waxtaane ñi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di woowee ngeen baal ma ay mbindaan ci kër yi mooy ñi nga xamante ñooy travailleurs domestiques yi di ñu am solo ci njaboot yi ndax li koy wane rek bu ñu ñàkkee jamonoy tabaskee bu ñu delloo dëkk ba jigéen ñi daj lu ne waaye ñooñee ci wàllu liggéey bi di bon yi naka lañ ca nekkee lan moo ca mën a indi ak tan ak it ak yoonal ba ñoom it ne bépp mbindaan parce que ku ne fa ngay liggéeyee di employé ab mbindaan nga fa da nga bindu rek di liggéey daan sa doole ñu lay fay nees may def ba ñoom it ñu jot ci ak yelleef yëpp ci wàllu IPM ci wàllu retraite ci wàllu li nga xamante ni mooy congé maternité et cetera waaye it ñoom it la leen war ci liggéey ba ci wàllu dañ koy joxee responsable cahier de charge nanu war a taxawee ñoom it ba mérité seen pay googee moo waral waxtaan wi ci kaw 1er mai gi nga xamante ni ñu ngi naam tey le 3 waaye nag ba tey ci kon li nga xamante ni mooy siège bi ñu daal di ko teg ci table ji waxtaane ko ak i gan bokk na ci ki nga xamante ni mooy soxna Coumba Dikel Diawara bu ñu ko waxee Sénégal nag xel yëpp dem ci wàllu basket waaye tey mu ngi fi toog en tant que njiital soxna yu CNTS soxna si Diawara ñu ngi lay ziar. zalika jërëjëf Oumar Diouf inspecteur du travail jiite division négociation ak relation professionnelle ci ministère bi ñu dénk wàllum xëy monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay Alaaji Assane. di ziar it madame Assana soxna Yacine Ndiaye moo jiite APREF agence la bu taxaw ngir professionnalisation emploi familial madame Assana maa ngi lay nuyu. Assane maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi ak ñi ma bokkal plateau bi yëpp. jërëjëf ñu ngi it ak soxna Denise Bendia moom jiite mouvement bu taxaw ca CSA la ñu wékku ñoom lépp ngir dooleel jànq yi madame Bendia ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di remercier di rafetlu kii bi jotaay bi. merci ñu gërëm it Alaaji Daouda Diouf saa su ne moom mooy réalisateur attitré bu émission li ci penc mi di yaakaar ne lépp ne ay droit mu ngi koy jox jànq ba ca kër ga moom Hadj Daouda monsieur Diouf Sénégal balaa may jox say jigéen xëy na ñu def un peu le point par rapport à la condition de travail ou les conditions de travail bu jigéen ñi ñuy waxtaane tey mooy jànq yi xam naa du neex a dëgg terme mbindaan Sénégal dañu gaaw a xeeb ab liggéey waaw am na ci ñun foog ne mooy liggéey yu kawe yaak yu gën a suufe waaye ni ma koy waxee bu ci ne mu ngi wekku ci utilité bi ak njariñ li te ku ne xam nga ni jànq yi am nañ njariñ ci kër yi donte nag am na lu bari lu ñu cay waxee ci kanam tuuti mais situation bi foog nga ni bu normal la. waaw situation bi Alaaji Assane gannaaw ba mu la gërëmee si invitation bi ñu defal ministère du travail mooy que ne nekk na situation bu jar a taxaw seetaat. li ko waral mooy ne maanaam li ñuy tuddee mbindaan tey ñi boo xoolee culturellement dafa am fu mu jóge woon bu njëkkaan boo demaan si suñu kër yi da ngay gis nijaay muy indi jarbaatam nekk jànq su ndaw mu koy yar da koy yar sax nekk si kër gi muy jàng liggéey ndànk-ndànk foofu la doxee nag di dem ba ak jamono ni muy tëdde ñu dem ba ay jamono maanaam ñi nekk nga xam dañ nekk si réewu kaw yi di fa jóge di ñëw si réewu taax yi di ñëw di wut lu ñuy suturloo pour yokk seen am-am. ak ña ñu bàyyi dëkk ba. li ko waral lépp moo fekk ne dañ dem nag ay at yoo xam ne bekkoor dafa commencé taxaw si biir dëkk bi. nit ñi soxla nag ay li ñuy tuddee koom. muy waral ñu ñëw si réew te léegi nag phénomène lu gën a nag développé wu. jël dayoo yoo xamante ne dem nañu ba tey ji boo xoolee ñoo ñuy tuddee mbindaan ñun. comme inspecteur du travail dañ leen jàpp comme ay liggéeykat yeneen liggéeykat. maanaam ñun amuñu xàjj ak seen kii mbindaan la. wala kii beneen xeetab liggéeykat la. waaye boo xoolee nag tey jii nga gëstu tuuti li xew si inspection du travail surtout nag plainte ak ñoom seen maanaam ñu si ëpp ay mbindaan lañ. ñu si ëpp ay mbindaan wane nag ñëw di kalaame si seen ci leen di liggéeyloo. mu nekk nag lu jar a taxaw seet nag. waxtaane si bu baax leeral yu mbir yu bëri. am nañu yaakaar ne incha allah émission bu ñu si génnee. incha allah dina ñëw ci greffe yi nga xam ne ñoom am nañ ko contre ces employeurs waaye vice versa parce que aussi. ñoom it am na ci ñu xaw a doy waar. ci liggéeykat yi. madame Diawara laaj benn bi est-ce que yow di gis nga ni daal jànq yi ci kër yi ñu ngi naan jànq yi waaye am na ay boy également. est-ce que ñu ngi wàccoog li ñu warloo ak ñoom comme ñun bu nekkee suñu entreprise dañuy wax IPM bu ñu feebaree dañuy bëgg ñu taxawuñu boo retraité naka noonu et cetera lu tax duñ ko nangul ñi nga xam ne ñun ñoo leen employé. waaw Alaaji Assane maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi
di nuyu d'abord le secrétaire général de la CNTS sama camarade Mody Guiro ak tous les membres du bureau confédéral di nuyu sama camarade femme yi nga xam ne maa leen jiite ci sama pal bi ñu ma pal ba ma jiite comité national des femmes de la CNTS. Alaaji Assane actualité bi nga teg nekk na actualité bu am solo ndax ñun au niveau de la CNTS 105 syndicats ñoo fa nekk yoo xam ne ñoo composé centrale bi. te def ci bokk syndicat bi nga xam ne ñun dañuy wax les gens de maison mooy maanaam jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk ci kër yi di liggéey. te wax dëgg yàlla jàppale nañ leen. te loolu aussi tamit am nañ en relation avec ay partenariats yoo xam ne ku ci mel ni ONG Sundiata ba nga xam ne bu Hollande am nañu suñu benn centre d'écoute bu nga xam ne xale yi nga xam ne ñu am 18 ans yoo xam ne daan jàngatuñu wala ñii seen papa génn àdduna nekk ay orphelins à travers sur tous les étendues du territoire nag ñu regrouper leen dugal leen ci benn centre d'écoute bu nga xam ne partenariat entre la caisse de sécurité sociale et la CNTS. dugal fa xale yi di leen jàngal métier di leen jàngal sax nu ñuy utiliser yenn matériels yi matériel ménager yi micro-ondes yi tàggat leen daal ba nga xam ne de telle sorte que mën nañu génn délai de formation bi sur 6 mois nan ko loolu pour que ñu mën a dem ci yenn kër yi di fa mën a liggéey di mën a manipuler yenn machines yi. très bien kooku synthèse moom c'est intéressant surtout la formation gën a gis fii mooy koo xam ni da nga toll ci jànku rek nga dem daal di ne waaw mën naa togg fa fekk doo ko jàng. kooku moom synthèse taxaw na ci jàppale xale yi ba nga xam ne formation 6 mois bu ñu ci génnee dinañ am koo xam ne wéeruwaay boo xam ne dina mën a satisfaire seen ay besoins. jàppale seen bopp jàppale seen ay yaay. c'est important dinañ ci ñëwaat ci kanam madame Assana d'ailleurs après xalaat bi jugee ci ñoom parce que bi ma déggee ni yéen taxaw ngeen pour formaliser ma naan waaw naka la ñuy def ba ki ngay liggéeyloo yow ci sa salaire déjà am na ñoo xam ne xëy na dañ naan man sax fukki junni yi may fay mënuma ko nga ne ko di nga ca teg di ko faj bu feebaree di ko cotiser IPRES léegi formule ban yow nga ngeen di fent yéen agence bi. waaw merci Alaaji Assane di la remercier waat ci invitation bi agence bi li mu fent mooy maanaam waxtaan ak employeurs yi. di leen léegi pour ngeen am professionnel bi ngeen bëgg par rapport ak exigence yi ngeen bëgg yéen foog ngeen def tuuti effort boobu ngeen di def ñu tuddee ko ñun effort solidaire. pour que ki ngay employé sa kër ñu mën ko déclarer. léegi bi ñuy taxawal projet bi fëgg nañu buntu yu bëri Omar Diouf mi demoon nañu fëgg buntam. mais gis nañ ni frein bi gën a ñëw li ñu employeurs yi wax ñu ne ñoom bëgg nañu déclarer mais frein bi gën a taxaw mooy maanaam ku doon fay 40 000 wala 30 000 nga bëgg tey jii ni ko da ngay fay cotisation ñun pour service bi di ñu fay mu yokk benn 30 000 mu daal di nekk 70 000 wala 80 000 loolu gis nañ ni frein la ñu gis ni dëkk yi mu dox état bi dafa ñëw jàppale dafa ñëw subventionné ndax liggéey la boo xam ni aujourd'hui dañuy wax chômage mais kër boo dugg di nga fa fekk xale buy liggéey benn xale wala ñaari xale donc buñ ko formaliser mu nekk emploi bu normal comme yeneen emploi yi ñu am ak yelleef yi ñeneen ñëpp am loolu day daal di wàññi chômage bi ñun daal loolu la ñu nas dem nag fëgg identifier ñi nga xam ne war nañu mën a liggéey ak ñoom ci mbir mi muy concerné yi déjà employé yi di employeurs yi nga xam ne ñoom la ñuy ñaan ñu ñëw def effort ànd ak ñun ñu jox leen professionnel bu baax di état bi également pour que mu am effort bu mu def pour que 30 000 yooyu nar a yokk ñu xam nuñ koy wàññee ba nga xam ni sénégalais lambda comme on dit dina mën a ñëw dugg ci kuréel bu mel ni après entreprise yi également moo leen ñeenteel beneen partie prenante bi ñu ni ko yow sa ay employé ñu ci mel ni jigéen ñi nga xam ni da ngay toog léeg-léeg yaa ngi sa bureau waaye chaque fois yaa ngi woote sa kër parce que xëy na ki nga bàyyi amul formation boobu ndax formation bi yaatoogul donc ngay woote yaa ngi inquiété wu donc yaa ngi sa liggéey waaye sa xel a ngi sa kër léegi nag ñun loolu bu ñu ko changé ñu ne entreprise yi effort boobu ngeen di def pour que seen ay employés gën a productif da ngeen di subventionné dëkk yi ñu wax dëgg yàlla bi ñu demee ci yenn dëkk yi ba gis ko
noonu la état bi jàppalee ba nga xam ni ñoom dinañ am seen ak yelleef te ki leen di employé moom itam xëy na ci xaalis bi du ci sonn torop. très bien maintenant xam nga ak wuute ci wàllu culture dafa am ndax dëkk yooyu ngay lim yëpp dañoo fonk doomu aadama d'abord. Sénégal ñu baal ma ci ñu ma ko sañ a wax. fonk nit ki ba pare fonk métier yi. fii dañu gaaw a xeebaate. fii boo duggee ci entreprise sax na ngay nuyoo directeur ba du bokk ak na ngay nuyoo patron ba planton ba ci buntu kër ga. parce que foog nga ni rek yow soloy nit ki ci am la nekk wala ci mbubb mu rafet. donc loolu aussi culturellement il faut ngeen combattre ko. effectivement léegi pour combattre loolu culturellement dañu prévoir benn plan de sensibilisation bu yaatu. boo xam ni bon dañu fi mu toll nii ñu ngi jéem a def ay partenariat c'est assez avancé ak ku mel ni ay IPRES ak yu mel noonu. pour mën di sensibiliser. sensibiliser Sénégalais yi te képp ku ñuy employé nga ñëw da ngay toog. patron bi toog ñu waxtaan ci charte ni ñuy liggéeyee boo ko gisee ci suñu ay nu mu tudd ci suñu ay valeurs respect daf si jiitu respect solidarité ñu indiwaat attention indi citoyenneté parce que tey jii ku ci nekk war nga concerné ci lu mën a defar emploi des jeunes citoyen bu ci nekk ñun foofu lañ ko teg loolu mooy suñu ñeenti valeur ñu ci sensibiliser nag patron yi di ci sensibiliser également employés yi nga xam ni ñoom ñooñu wut si pour mën a am liggéey jaarale ko par après ñu déclarer leen ñu am seen retraite am seen sécurité sociale am seen IPM comme yeneen travailleurs yi. très bien dinañ ci gën a xuus ci faisabilité bi parce que xam naa dina xaw a ëllëm ñu bari ak it li ci war ministère du travail gouvernement bi ñoom Omar xam naa ni parce que mu ngi wax ci njëlbeen woo xam ne liggéeykat moom liggéeykat la rek ñoom mais il faut ñu nangu aussi que boobaak léegi nguur gi du solo genn gi mu jox fonctionnaire yi la jox xëy na travailleurs domestiques yi et cetera xëy na aussi ni mu ko waxee culture bi la ak ñàkk organisé gi Denise yow foog nga ni dina yomb li ñu bëgg ci formaliser fexe ba yéen ngeen jot seen ak yelleef ci jamono yoo xam ni naam yéen am na lu leen war ci liggéey bi waaye aussi ñi leen di employé que yenn conditions de travail yu bon yi doo bokk ak nit ki lekk léeg-léeg nga koy jéem a fanaan loo foo xam ne sa doom du fa fanaan et cetera et cetera. waaw Ségué maa ngi lay remercier waat bu baax. di contenter sama maman yi ma fi fekk. di wax ni kii bi émission bi sax daf ñu gën a may atu ñu gën a mën a firnde sunu souffrance. si biir kër yi. parce que tey looloo tax ba kii bi mouvement bi kii juddu tey. tax nit ki neen nañu aussi da ngay fonk sa bopp. balaa ñu lay dooleel. waaw mais ñun je crois que am na ñenn ñoo xam ni fonkal nañu seen bopp. waaw parce que chaque côté di nga gis ñoo ci baax. ak ñoo ci bon. dans tous les deux côtés. waaw mais souvent nag. ñii di liggéey ñoom ñoo gën a sonn. des fois sax da ngay dem ci patron da lay demander sa certificat de travail sa CV mais du la fay selon lim la laaj. te pourtant def nga formation bi. waaw loolu ji yëpp a ngi ci pala soit léegi da lay jël en tant que lii. mais da ci yokk leneen. ba pare nag ne la. boo kiiwulee dama lay dàq des fois da ngay yegg si sax. commencé taal doo sóor ñu ñëw woola ne leen. fay la ne la demal. waaw te fekk def nga ay 1 an 2 ans. dëgg la waaw je crois que nit ki su fekkee xamul dara dans 15 jours. ba 3 mois. war nga xamante ni kii kat doyuma. waaw. maintenant li ñu bëgg ci organiser gi dina leen arranger un peu bu fekkee ni dem ngeen bu bokk ci ay syndicat xëy na ñu formaliser yëf yi dàq gi du gaaw noonu parce que mënoo nit ki ñëw tey xëy si sóor yàkkagul sax nga ne ko abal ma xam nga loolu aussi moom ak tayef la def lu la neex la waaw ok mais bu ngeen amee fu ngeen ko jàmbatee rek déjà ci nit ñi aussi nangu di syndiquer waaw te sa looloo gën a tax sa dañu dem kii CSA bi. CSA. waaw. parce que des fois da ngay am looy kii jooytu. doo xam foo koy jooyee. waaw dëgg la looloo sonal jànk yi ci biir kër yi. soo feebaree duñ la faj des fois sax da ngay toog nga feebar. si biir kër gi ñu ne la jëlal sa bagage dem. waaw
léeg-léeg ma dégg yenn jigéen ñi ne ñoom lay bi ñuy taxawal mooy ñoom ñoo lay loger parfois ñoo lay nourrir ñoo lay dundal. ñoom noonu la ñu koy gisee est-ce que yow jàpp nga ne loolu jaadu na ñu waxee noonu. même suñu la dundalee je crois que warul tax nga koy traité noonu. dëgg la waaw très bien monsieur Diouf ci wàllu formalisation également li ci war état bi foofu man gis naa ne aussi dañoo seetaan ay ati at yëf ñu dem ba ñëpp foog ni c'est normal daal ci nag ñëpp ko bokk boo doon wut sa micro dugg ci kër yi di nga gis ku ne ak lam lay jàmbatalee ni muy traité jànqam. dëgg la ne état bi am na si rôle bu rëy comme ni mu amee rôle si maanaam encadré képp kuy liggéey te pour firndeel ne état bi yàgg na si taxaw boo xoolee Sénégal bokk na si réew yi nga xamante ne Afrique bokk nañ si réew yi njëkk am un cadre réglementaire maanaam am ay charte yoo xam ne dañ koy teg ne képp koo xamante ne da ngay liggéeyloo nit si biir kër lii nga war a respecté charte yi nga war a kii taxaw ndax boo pour fàttali la depuis 1968 am nañ benn arrêté boo xamante ne moo wax conditions yi nga xamante ne moo képp koo xam ne mu ngi nekk si kër moo xam mbindaan la booy wala xeet yooyu yëpp moo xam gardien la sax si biir kër am na noo xamante ne noonu ngeen war a seqi seen relation de travail pour firndeel la sànq mu ngi doon wax lu mel ni période d'essai maanaam nit ki xam nga boo koy seet faw ngeen nattante moom muy dugg si kër gi di liggéey si faw mu natt xool environnement bi muy liggéey ndax moom mën na fa évoluer kii liggéey dina xool ndax kii ma indi doy na ma si ceet doy na ma si yar doy na ma si leneen ak leneen yoon nee na kooku boo koy indi bu fekkee ne dafa nekk koo xam ne mësul liggéey mën ngeen nattante yéen ñaar doyob weer bu fekkee koo xam ne yaa gën a liggéey fukki fan ak juróom mën ngeen nattante diggante bu ku mu neex si moom si ñoom ñaar mën na wax ne man kat li ma seet doyuma contrat bi li ma seet doyuma kon damay dem sama yoon te boobaa dara du la si war nga dem tey ji bon bi domestique et gens de maison dem nañ ba salaire dañ ko prévoir ne la kii lii nga koy fay bu dool tàmbali bu fekkee xeetu liggéey yi lay def nii nga ko war a fayee dem nañ ba lu mel ni congé tënk nañ tey ji droit yi beneen travail am si congé moom la am droit congé mais j'ai l'impression que nag loolu ak doxale amu ci boo xoolee tey ji pourcentage yu kër yi koy doxale mais wax dëgg yàlla néew la fii ci Sénégal arrêté boobu nga wax sax ñu bari xam naa umpale nañ ko mooy li ma la doon wax yaa déjà am na un problème culturel bu nekkoon fii nit ñuy jàpp ne mbi naan déjà proche la koo xamante ne si ñeer yenn ak famille da ngay dem ba daanaka day bokk si kër gi booy xott say doom xottil ko bu feebaree nga faj di ko dundal di ko traité comme sa dooma mu dem ba bokk si kër gi am na ñeneen ñoo xamante ne tamit dafa am nu ñu koy gisee ni ñu koy gisee mooy que ne day liggéeykat la mais c'est pas parce que liggéeykat la que da nga ko war a maltraité parce que même liggéeykat dañ ko war a traité dafa nga war a dëppoo ak li nga charte yi nga xam ne moom la yoon teg maanaam pour gàttal lépp sañ-sañ bu beneen liggéeykat am nañ ko. si gàttal maintenant comment aller vers la concrétisation parce que li waral waxtaan wi mooy. dañu ne xalaat jib na pour formaliser. bu ñuy formaliser nag dañuy génne yooyu yëpp nga wax léegi culture kii masla ak mbokk ñu teg liggéey teg contrat de travail. lan lañ mën a yaakaar ci nguur gi pour que foofu aussi mu bàyyi ci xel. foofu déjà am na benn rôle bu mag boo xamante ne war na am mooy sensibilisation xam nga sensibilisation am solo. tey boo seetloo couche boobu ñu si ëpp dañ nekk ay illettrés. ñu si ëpp dañuy ñëw am illettré du ñu xam yenn saa yi sax dañuy jógee réew kaw ñëw réew teeru du ñu xam lu bëri loo xam ne dañuy ñëw mel ni ko gëlëm su ko defee bu ñu heureusement am na association yu mel ni CNTS initiative yu ñuy def maanaam mbi ñaa aussi li mu wax tamit lu am solo la dafa laaj ñu ubbi seen bopp xamal ne tey jii ki ngay liggéeyee la amul sañ-sañ maltraité la su la maltraité am na foo war a mën a adressé wu. mais xëy na dañoo amul ku leen waxal rek parce que ñàkk a jàng mi am na ci illettré yoo xam dañuy politique ba falu ci xamuñu dara mosu noo jàng école nekk député sax assemblée nationale dañoo amul ku leen waxal. dëgg la te bu ñu fàtte leen gis nga production si biir ménage valeur la ajoutée la. bu ñu ko fàttee. yow nga dem liggéey yi wuti dara am ku ne sa kër di la toggal. teel la sa doom. et cetera valeur ajoutée la. donc production économique la. léegi ñun aussi employeurs yi dafa am aussi benn révolution mentale bu war a am. xam ne kii liggéeykat la comme man ni muy demee daani sama doole. très bien ñu may fay. moom ñu aussi dañ ko war a fonke noonu. beneen aussi inconvénient limite am na si mooy le fait que boo xoolee yeneen catégorie travailleurs yi da ngay am représentant employeurs yi am représentant travailleurs yi maanaam ay kuréel. mais bu demee côté employeur doo am kuréel. parce que c'est des employeurs qui sont des particuliers.
kii day jël keneen jël ku nekk peut-être ak conditions yi mu jàpp moom la war a doy mais terewul képp ku si wàcc yoon aussi ñoom am nañu sañ-sañ dem fa nga xamante ne moom la yoon ba tribunal wala inspection du travail. est-ce que dina am diligence ci dossier yi parce que ñi fi am xaalis sax seen dossier day traîner les tribunal waxuma la koo xam ne ay fukki junni nga koy fay 30 000 c'est pas pour les décourager mais aussi pour parler un peu de façon très réaliste est-ce que seen dossier dinañ ko diligenter nga war a jël avocat foo koy jëlee sax d'ailleurs. du benn yoon du ñaari yoon employeur régularisé na ba tey domestique inspection du travail. très bien moo xam dañuy nekk en relation. am ñu si tegul yoon ñu ne tegul leen si yoon defee leen ko ni wala tàggoo nañu gannaaw tàggoo ngeen te tàggoo bi tegoowul ni mu waroon tegoo la tàggoo ngeen si yoon waaye am na loo war la woon defoo ko tegal waatal si yoon ñu tegu si yoon comme aussi yenn saa yi day dem ba tribunal du travail. très bien madame Diawara yëpp yi dafa mel ni kon organisation de laaj de gars yi itam il faut ñu xam seen valeur ñoom bien que nag li leen warit manque yi ñëw ci deuxième partie émission bi mais il faut que nit ki nga xam sa njariñ ak li ngay peese ñu nangu di dajaloo. waaw loolu Alaaji San am na solo trop parce que synthèse ki tànk yooyu lay dox ak genre de maison yi ndax bu demee ba ñoom da nga leen di syndiquer leen da nga leen di structurer d'abord xamal leen les normes internationales du travail. maanaam am na benn convention bu ñuy wax la convention 189 bu nga xam ne domestique yi ñoo ko moom. parce que Sénégal dafa bokk ci pays yu nga xam ne ratifié nañ ko mais adopté guñ ko te Sénégal daf ko war a adopté. adoption bi nag moom mooy tax que domestique yi ñëw ci seen ay droits. loolu moo waral que synthèse la convention 189 domestique yi ñoom ñoo ko moom war nañ ko mën a ratifier pour que dimbali domestique yi. est-ce que yéen a ngi koy def bataille syndicale bi war ñu leen ko def bataille syndicale parce que ñun dinañ jël affaire bi à bras le corps pour que domestique yi ñu mën leen jàppale ci lu bari. parce que xam nga ne domestique yi sonn nañu travailleurs comme des travailleuses am na ci góor ak jigéen droit bi ñu am moom nga war a am droit bi ñu am man moom laa war a am kon dans ce cas war nañ leen mën a jàppale ba nga xam ne dañ former leen ba nga xam ne dañoo xam seen ay droit ba nga xam ne dina mën a amugu nag IPM amaguñu IPM di nga xam ne dina am syndiquer leen former leen ba nga xam ne ñuy def seen ay cotisation au niveau de l'IPRES et au niveau de la caisse de sécurité sociale ba nga xam ne ku ci moom dafa am na tamit benn convention 183 bu nga xam ne mooy sur la maternité dañuy lënkaloo 183 bi ak 189 bi ba nga xam ne man mii di liggéey nekk poste bu ma ëmbee war a jëm congé maternité war naa am lu ma war a fay domestique bi te bi na ci biir kër gi tamit loolu la war a xam war nga ko fay ba nga xam ne moom bu la yàqalee war na la fay xam ay droit wam ba nga xam ne bu ëllëgee lépp lu nga xam ne danga ko séq ak moom war na demander permission bu waree génn comme ni may demander permission au niveau de mon service pour mën a absenter moom tamit noonu la war a sukkandiku ci même liggéey bi ak ñoo ni nga am pour mën a accéder sa ay droits. kon xam naa li inspecteur Diouf wax révolution mentale dëgg la laaj. il faut que xel yi aussi vraiment waaw sensibiliser nit ñi ñaax leen. madame Assine maa ngi xalaat léegi ci Asana ci wàllu par exemple congé maternité. Sénégal de ku lay liggéeyloo bu weer dee mu lay dawloo ak pay waxuma la boo demee congé maternité mu ne war na la ko fay waaj du yomb de foofu nag la laay laajee ci wàllu formulaire ngeen ci fent lan ngeen ci xaar état bi kan a war a cotiser boo liggéeykat bi di am loolu. waaw effectivement fi ñu ci xaaree état bi ñun li ñu fent en fait mooy mën a faciliter relation de travail employeur bi ak employé bi comme ni ma ko waxee woon sànq gis nañ ni li gën a mën a freiner am na sensibilisation changement conduite de changement boo xam ni war na am pour sensibiliser xale yi sensibiliser employeurs yi waaye frein fi ñu état bi mënee jàppale bu baax mooy frein financier boobu nga xam ni identifier nañ ko il faut que état bi il faut subvention voilà jëm ci taxaw xool est-ce que yooyu xeetu subvention am na pour le moment employeur bi mën ko supporter d'abord balaa ngay continuer est-ce que c'est faisable loolu est-ce que am na xeetu financement dans ce sens fu mu toll nii xeetu subvention yu mel noonu amul waay xeetu subvention yi noonu concrètement amul ndax relation de travail comme ni ma la ko waxee dañ jàpp ne c'est d'abord une relation économique ok kii liggéey ak kii liggéey kii liggéeylu kii day indi prestation professionnelle kële am lu mu koy jox en échange donc prestation sur ce plan la amul maintenant am na yeneen forme d'appui yu am comme tout autre citoyen bu am droit yenn type de couverture maladie et autres ñoo am nañu droit à cet accès là comme les autres mais foofu aussi li jar a wax mooy que ne gis nga bu ñu fàtte ne les domestiques et les gens de maison si salaire yi gën a suufe la ñu am sur la relation de travail ñoo gën a suufee daanaka booy xool limite bi SMIC lay tollool fi ñu toll ni tembee tey jii bisi gën a faible booy tàmbali yaa ngi 39 000 et quelque SMIC bi ñoo ngi à 36 000 peut-être jamono yi mën nañ dem yokk ndax am na accord bu am récemment peut-être matérialisation moo des pour xamal la ne nekkul salaire bu kawe mais ñun
encore une fois relation bi ñu am par rapport à ce type de travail mooy problème bi. ba léegi on l'a pas professionnalisé. effectivement gëmuñu ne kii profession la yor di ko def comme tey jii métier chauffeur ni mu mel Sénégal permis rek ngay am nga defe war nga mën a nekk chauffeur. alors que du loolu. profession la. jàng dafa laaj nga jàng dafa laaj nga am formation. très bien léegi yan mooy yeneen bunt yi ci wàllu financement ba tey madame parce que déjà état bi moom teel na wane boppam. kii fay aussi dafay jàpp ne moom ci salaire am xëy na lay teex sax. c'est pas une entreprise qui est là qui fait des bénéfices. et puis voilà bu koy delloo ci liggéeykat yi. du yomb de. waaw juste revenir ci li mu wax professionnalisation pour wax ni ñun en fait loolu moo ñu tax a jóg. parce que boo nee professionnalisation da ngay wax valoriser métier bi. professionnaliser mooy formation bi. boo ko formé mu mën a def devoir am. boo joxee bu defee devoir am ba pare nga ñëw ci droit indi contrat. ñun loolu fi mu toll nii loolu la ñuy def promotion de l'emploi entre particuliers nga professionnaliser kii mu mën a def liggéey bi ci charte ni ko employeur bi bëggee mais nga ni employeur bi lii nga am nag valeur ajoutée bii nga am pour nga mën ko am da ngay def effort ñu déclarer ko parce que ñun entreprise lañu mais entreprise sociale dañu gis ni def nañu suñu étude de marché dem fëgg buntu yu bëri gis ni problème social boobu dafa xaw a grave parce que dañu yàgg ci informel. dafa nekk secteur boo xam ne dafa yàgg ci informel am na ay initiative am na yëpp waaye boo demee IPRES aujourd'hui ñi fay déclarer seen personnel mën nañ leen wàññi. ci Sénégalais yi. mais am na quand même ay Sénégalais yu koy def. bëriwul oui bëriwul vraiment bëriwul boo waxee ñu ne la naar yi ak yenn expatriés yi daal ñoo koy def. mais Sénégalais amaguñu culture boobu. moo tax volet sensibilisation boobu. vraiment nekk loo xam ni dafa am importance état bi mën nañu ci jàppale. bon man xëy na mën naa ni gis naa ouverture parce que fi mu toll nii am na benn partenariat bu ñu négocier ak IPRES. wane nañ ñu ouverture quand même pour gunge ñu. ci lii ñu ñoom lan la ñu xalaat comme formule IPRES wala amagul dara lu concret lu ngeen tëral. en fait IPRES ñun dañu ñëw présenter leen projet APREF. ñu leen ñun nii la ñu xalaate ni buñ ko defee. patron yi dinañ leen mën a gunge. ba ñu fekk si ñu te xale yi dinañ ci mën a profiter ñu mën leen a déclarer donc ñun dañ leen présenter projet bi wax leen partenariat bi ñu bëgg ñoom ñu lëkkaloo ak ñun pour ñu mën a dem sur le terrain def sensibilisation boobu également approché wu nañu. syndicat bi également. dem nañu gis ñoom Thiandoum mooy syndicat des gens de maison. xool ak ñoom la ñu àndal ci 1er mai bi ñu défilé ak xale yi nga xam ne jot nañ leen placé ñu ci bëri ñëw nañ ñu àndandoo défilé ndoo ci 1er mai bi. parce que ñun dañu bëgg daal yombal li nga xam ni xëy na CNT sumb na ko CSA jàppale état bi également pour ñu mën a taxawal lool ñoom ñu am seen ay droits patron yi ñoom itam def seen ay devoir parce que gis nañ ni feneen dox na pourquoi pas au Sénégal. Pourquoi pas en Afrique de manière générale. yaa ngi wax placement est-ce que placement bi jànq yi ñu ngi ciy gis seen bopp parce que souvent aussi agence yi mën nañ taxaw di yëngu ci wàllu placement ñoom tam xam naa en retour am na lu ñuy war a am ci salaire ki ñu placé buñ ko toppantee est-ce que ku ne di nga ciy gis sa bopp. waaw pour foofu moom bëgg naa fa ñëw parce que agence yi xëy na mën naa ni depuis presque 20 ans agence yàgg na am Sénégal. mais booy xool bon vraiment bëgguma jeter la pierre comme on dit ci agence yi mais boobu ba léegi xëy na nit ñi gis nañ ni secteur bi dafa am potentiel. ñu ñëw agence yi bëri na ku nekk ubbi sa agence. léegi dem négocier salaire xale bi placé ko mais. xëy na yow xooloo defoo suivi muy dernier point bi ñuy def ñun muy suivi xooloo xale bi yan condition la nekkee ci place bi mu nekk. xooloo patron bi moom itam mi nga xam ni jël na xale bi est-ce que kontaan na ci relation bi ñun nag loolu la ñuy def muy relation client boo xam ni dañ koy topp ci patron bi topp ko ci xale bi nga xam ni placé nañ ko. donc bu ñu la placé jour bi ngay jël service déjà dinañ la woo naka sa prise de service est-ce que jaar na ci yoon naka la demee et cetera woo patron bi moom itam est-ce que tout se passe bien lan nga am kii ñu toogaat une semaine woote waat
ku ci nekk toog xool conditions yi nga xam ni relation de travail bi en tout cas taxawee na ko ñu fexe ba relation bi normale. Très bien. Pour le moment bon mën naa ni am nañ ci succès yu bëri. am na ci nag loo xam ni comme ñaari côté yëpp dañu tàmmoon informel yombul nga jékki-jékki rek indi lu mel nii daal di changer léegi li nga xam ni ñun xëy na mën nañ ko ci am ñun dañuy négocier salaire bi déjà dañuy négocier xale bi ñuy placer pour mu am salaire bu gën a lu mu gën a baaxee dañ koy négocier ñun li nga xam ni dañ ko généralement ça tourne autour de combien parce que fii boo nee jànq dañ naan la 40 50 am na sax lu ñuy fay lu néew. waaw ñun daal li ñu ñuy placé dañu déparé 50 000. 50 000. léegi ñun li ñuy jël dañuy jël frais adhésion boobu bokk la commission yi agence yi daan jël ñun adhésion boobu kuy adhéré dafa am fiche booy remplir ak ñun wax ni dama leen mandaté yéen APREF. ngeen dem négocier. ci sama tour man patron bi nga dem négocier ak état bi dem négocier ak IPRES dem négocier ak ñeneen ñi nga xam ni daal ñoo war a mën a jàpp ci affaire bi ba relation de travail bi mën a neex xale bi moom itam adhéré ci APREF mandaté ñu ni dañu bëgg nga négocier ñu ay conditions nu mu gën a baaxee léegi nag ñun bon comme on dit di nga teg nga bureau jël nga ay employés ak yeneen dañuy demander ñun li ñuy wax ay frais de service bokkul ak salaire jëluñu commission ci salaire am dañ koy négocier ba mu am salaire bu baax ñun suñu frais de service ñu wax ko ak patron bi nga xam ne accepté na suñu ay conditions mu ñëw fay salaire bu normal fay ñu suñu frais de service mensuel parce que dañuy def benn suivi boo xam ni mën naa ni presque c'est quotidien moom daf ñuy woo xale yi en général ñoom itam du ñu woote dañuy bippe ñu rappeler leen loolu yëpp am na ay coûts. très bien voilà mais en tout cas dina am sax ay interlocuteurs ku nekk boo jaaxlee xam fan ngay jublu ji moo gën ngay liggéeyal nit am nañu yàlla xam na ni ñu ngi am ay ñuy liggéeyal duñu xam sax fu nu dëkk mais Denise est-ce que noppi ngeen pour aller vers ça est-ce que yéen gëm ngeen parce que gars yi li ñu fi wax ci idée rafet na lool mais est-ce que jànq yi de façon générale gëm nañu jaar ci agence yi wala formalisé wala dañu préféré rek toog fu mel ni Liberté 6 gis naa léeg-léeg ñu toog fa gars yi gaari seen oto waxaale loolu tamit dafa xaw a mbedde de ñu ngi 21e siècle il faut ngeen góorgóorlu. loolu moom dëgg la parce que sooy xool ne jànq yi ñoom lan moo leen gën a yitteel nañ leen jox kii plus de considération waaw mais loolu aussi soo koy ut même soo demee si kii yi agence yi aussi baax na agence yi comme ni mu ko waxee nañu kii topp suivi bi ndax léeg-léeg nit ki danga koy jox jànk su ko yóbboo mën na ne lii ak lii lay def su ko yóbboo def le jox ko contraire leneen léegi comme ne ko sama maman bi waxee soo yàqee nar a fay est-ce que te na dem te nga jox ma li nga xamante ne maag yow waxaale buñ ko woon c'est comme tey man damay togg soo muy yóbboo ne ma fompal ma lee te xaw ma loolu te togg nga waxaale woon su ma koy yàqee noo ma koy fayee quand même dëgg la loolu muy am wala léeg-léeg dañ lay jox salaire boo xamante ni soo si génnee sa paas rek jeex na mu rës jeex na tàpp ba pare nag boole si kii wax yi wax ju naqari manque de respect mais nag neen nañu nag mais yow mi ñëw wër si liggéey yow yaay jiite respect bi waaw loolu moom ñun nangu nañ ko nangu ngeen ko waaw nangu nañ ko maintenant il faut ngeen xam ne doo ko aussi fekk si këram bëgg ko imposer waaw surtout moo la jël sax ki la jël nag sa njaatige moom am na wax dëgg yàlla aussi benn respect ba war na moom ñun xam nañ ko mais est-ce que xam ngeen ni booloo aussi mooy doole je ne vous incite pas à la grève ni rien du tout mais aussi da ngeen di war njaatige yi de yéen tamit vous représentez quelque chose nee naa la tabaski bu ngeen tukkee ñoom dañuy bëgg a dee tàmmuñu sax liggéey tàmmatuñ ko yar ay wee lañ fi nekkee ak yu kenn xamul non léeg-léeg da ngay gis koo xamante ni du dem tabaski du dem korité du dem Noël du dem dara parce que day bañ su demee ñu dàq ko donc yow mi war nga jiital kii yàlla sax déjà comme man su ma kii dàqee si samay droit war naa am fu ma ko jooytoo mais
mais peut-être looloo ñu manqué woon. waaw mais comme synthèse ngi fii. CSA ngi fi ak yeneen kii yi dina xaw a tane. dina xaw a tane mais il faut nag léegi ñu ñaax ci ñeneen ñi. jànk yi xam ni war nañ dem ci formalisation boobu. waaw effectivement. et puis comme ni nga ko waxee ni kii soo leen nekkee benn si ngeen am kii doole. parce que ñenn ñi da ngay kaas li ñeene man kat su ma ci kiiyee dañ may dàq. donc lii duñu dem. dañuy gis taxi naan yi dañuy grève ñëpp toog. ku ci grève da ngay gis ñëpp mobiliser wu toog. mais ñun ñuy jànk yi da ngay grève kii ne man damay xëy. avec ça naka la ñuy grève mas na ci am pour l'histoire grève de góobu di mas na am ci seen yéen grève de amagul grève gu leen. musul am mais xam naa moom su amee. bu ngeen grève du baax ndax ñoom Medoune Diouf yi lañ nar a raxasloo dab yi ci kër ga. mais wàllu sécurité quand même wax dëgg yàlla formaliser agence yi dina may sécurité. ndax nag mooy deuxième partie bi fa la ñuy jeexale sa waxtaan bi ñu baal ma ci sikk yi nag parce que bi may wax sànq sama benn xarit ne ko damay waxtaanee lii tey mu ne moom am na jànk bu mës a yóbbu waaye somme bu extraordinaire ci kër ga ne ko fuuf dem ak moom am na ci sekkee nag ay sàcc yu bon ñu baal ma mais loolu aussi ku wax li wax la ca des sëñ Diouf comme relation employeur ak employé rek la il faut aussi sécuriser ñu xam yi ñuy jël xam ay interlocuteurs yu ñuy waxal jël n'importe qui dugal sa kër rek am na sax ku ma soufflé sànq ni am na ci jànk yoo xam ne ñoom comme saay-saay moom saay-saay la rek dañuy ñëw xool sa kër daal di repérer fa nuy jaar dem ne seen farwe daal waa ji heure bi lay wax ca rajo ba demal waaw sécurisation lu am solo la ndax yow de la même manière boo soxla woon tey jii benn technicien da ngay xool profilam mu jox la ses dossiers yëpp nga négocier ak moom ba ngeen signer un contrat nga am information yëpp yi ko soxla si moom noonu nga war a def aussi ak domestique et genre de maison bi ngi recruter surtout que moom li gën a intime si yow lay gérer day gérer sa linge sa cuisine donc pratiquement mu ngi sa biir intimité kooku si nga war a gën a mën a vigilant heureusement initiative bi nga xamante ne madame Assana jël na ko c'est déjà une bonne chose parce que nekk na benn genre interface diggante employeur ak travailleur nga xamante ne ji ku nekk am na su ku muy adressé wu may fàttali rek nekk aussi placement aussi dañ ko encadré heureusement am na lu ma dégg te loolu c'est important yeneen aussi agence de placement bàyyi xel amuñu droit di prélever ay commission salaire travailleur loolu yoon da koy tere salaire travail intact nga ko war a bàyyi mais est-ce que gars yi duñ ko def. maintenant nag c'est amul agence d'intérim la ko mooy def. même agence d'intérim warul def loolu. y a une différence entre le placement et l'intérim. ok am na différence. may ma jël kenn ci téléphone bi. Diouf ñëwaat incha allah asalaamaaleykum. salaamaaleykum. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi fi. bisimilah. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah yow la kan. man la madame Diop. waaw man dama doon woo pour wax ci affaire employé de maison yi. parce que man maa ngi employé de maison wax dëgg yàlla ci xool sama diggante ak yàlla. di def toujours vraiment maximum. nekk à l'aise waaye wax dëgg yàlla dama ci am ay déception ba nga xam ne tey su ma mënoon. vraiment bañ a ci jaar naa ci agence yi jaar naa fu nekk. jaar naa ci sama ay mbokk jaar naa ci fu nekk mais dama ci am ay cas yoo xamante ne koo xamante dama ko jàppoon comme sama bopp. mais ma ñëw mu fekk mu jël ay caleçon am ay dessous am ak samay torchon boole ko jaxase ko di ko fóot. xam nga. xam nga ko la def loolu. kooku mën na la def alors que man dama ko téye woon comme sama njaboot. dëgg la donc pour dire que c'est vrai que il faut ñu formaliser un tout petit peu kii bi nu mu tudd. métier bi profession bi parce que tamit ça va dans tous les sens. agence yenn saa yi yàlla na ma yàlla baal dañuy toog juste pour seen bopp. dëgg la mais aussi ak c'est des deux côtés. parce que tey ku la téye ci këram def la comme boppam. am na noo xamante ne su ko gisee su yàggee moom ci boppam day ñooru. may xam ne ñoom dañoo jóge seen dëkk pour ñëw liggéey di daan seen doole da tax nit ku am jom rek mooy ñëw liggéey si ndax ñi amul jom ñi dañuy ñëw gedd yi la ñuy taxaw kon nag soo xamee lu la jële sa kër ndey ak sa kër baay nga ñëw fekk koo xamante ne bëgg na nekk sa ndey ak sa baay da ngay nangu ànd ak moom ndax nag soo yoree sa doom sax da nga koy yar bi du dóor wala saaga yar bi mooy gis nga ni def nga ni normal nga ne bul defee nii lii setul lii baaxul bul defee nii waaye dama mel ni ko sama genre yi dañ ma mujjee jël ñàkk fayda ba nga xamante ne mu toll ni damaa bëggatul sax jël jànk alors que wax dëgg yàlla c'est important am na importance ci suñu économie vraiment ma leen di remercier bu baax tamit di ñaax agence yi wala ñii di wax ay agence la ñu xoolaat seen bopp di encaisser 10 000 rek
parce que mooy loolu daal. dëgg la mais jërëjëf madame Diop. leen remercier beaucoup di encourager personnel de maison ndax kenn gënu leen. dëgg la ku bàyyi sa ndey ak sa baay ñëw di ut si dara. kenn gënu leen nañ leen jàpp comme suñu bopp waaye ñoom tamit nañu jàpp comme seen ay waajur. dëgg la ndax koo téye sa doom mu téye la yaay. doo leen def lu ñaaw incha allah. am na solo merci madame Diop am na solo contribution boobu mais surtout lu wax nangu gi parce que mënooy liggéey quand même ci nit ki ba pare ne kenn du ma defal recommandation am na ñoo xam ne boo leen ne nu ñu koy waxeeti sax liggéey boo leen sant ñu ne non man daal kenn du ma yilif non loolu moom foo ko def entreprise man mi wax ak keneen a ci am booy liggéeyal nit ki da ngay nangu gi ci liggéey bi la pas ci leneen nag n'est-ce pas mais sécurisation boobu la dame mu ngi wax gis nga par exemple sur le plan hygiénique nga bàyyi kook sa kër mu jaxase sa mpóot loolooy jàmm sax léeg-léeg bu dee ku xat la sa doom day jooy mu jël liir ba ne ko xërfale yooyu yëpp aussi moo tax contrôle bi mënul ñàkk monsieur Diouf je pense que aussi il faut que yéen ngeen di may gët surtout agence yi naam mais contrôle bi liggéey bi waaw contrôle liggéey bi wax nga dëgg lu am solo la mais xam nga foofu dafa am benn sew-sew bu si nekk sew-sew mooy que ne tey ji boo xoolee Sénégal kër goo dugg am na domestique bu fa nekk nga am service inspection du travail imaginez nan la service inspection du travail war a mën a dem kër gu ne mu def fa contrôle non moom kay xanaa xalaat xam nga loolu donc moo tax ma ne sensibilisation lu si am solo mais aussi ku si nekk nga xam la mooy sa droit ak la mooy sa devoir sa droit yow travailleur nga xam ne am naa droit ñu may fay salaire am traitement bu ñu war a defal ma déclaration ci institution de prévoyance sociale yi IPRES caisse de sécurité sociale IPM defal ma déclaration yi mais aussi am naa ay devoir samay devoir moo di leen mooy benn war naa xëy waxtu war naa nangu kilifteef ndax relation de travail dafa ànd ak kilifteef bismillah très bien ñu dellu ci téléphone bi rapidement salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar ñu ngi sant bu baax ay ca bismillah yow la kenn man la Youssou Sarr waaw bismillah sëñ Sarr dama soxla woon ci émission bi yaa ngi en direct ci TFM waaw sëñ bi man damay laaj waa code du travail asalaamaaleykum mbokk yi. waaw da ngay déglu téléphone bi nga bàyyi son télé bi sinon dafay am décalage waxal directement d'accord asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi rafetlu ci seen émission bi. jërëjëf. sëñ Sarr. voilà gars yi dañuy bëgg a déglu téléphone bi déglu télévision bi waaw donc ñu eggale ci li nga xamante ni mooy droit yooyu yëpp nga doon wax noonu mais na fekk it ni ko waxee ki nga xamante ni moo bindee am satisfaction bi nag parce que mbir moom de toutes les façons bu ñu fi jàppalee jànq yi néewal doole ñi leen di bind njaatige yi tamit du dox ndax mu ngi mel ni entreprise ba nga nekk bu koom-koom ba doxul nit ko dootu la fayeeti bu ko defee ak tàqalikoo rek booy mu jàmm loolu lu wér la tey gis nga relation bi gisee boo demee ba benn moment da ngay sentir dafa am benn forme de chantage bu si am surtout bu teguwul si yoon parce que day xam ne traité woo ko ni nga ko waroon traité li yoon wax moo la dama aussi lu ma neex laay def ngeen dem ba benn moment mu nekk ay relation piégée nga xamante ne de benn moment mën nga ko sarj sax vol mën nga ko tapas ne ko da ngaa sàcc mën naa am sax sàccul yàlla rek a xam comme aussi moom mën na def aussi leneen loo xamante ne conséquences yi aussi day nekk ay regret moo siy judd may fàttali aussi beneen affaire relation de travail boobu bu nit ñi fàtte leen yoon mayewul benn yoon kuy liggéeylu parce que travail def na benn erreur mu dagg ko salaire am yoon dafa tere loolu dañ ne la moom liggéeykat la mën na def une faute professionnelle et comme tout beneen liggéeykat bu nekk yoon war na la fan nga war a mën a jaar ba jël yeneen mesure pas nga ne ko toj nga bool wala toj nga assiette sanction extrême daa ko war a jaar comme entreprise yoon da koy tere très bien asalaamaaleykum allo Vieux Diouf ñëwati na moom xaw ma ban xeetu téléphone la asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam oui ça va oui ça va yaa ngi en direct ci TFM yow la kan waaye man la Jéeme waaw da nga bëgg a bokk ci waxtaan wi waaw dama bëgg a bokk ci waxtaan wi bismillah voilà déglu naa quelques passages voilà donc simplement li mu bëggoon contribuer mooy li le monsieur wax xam nga
au Sénégal dañuy recruter les gens et c'est dans beaucoup de domaines. Alors ailleurs on appelle ça le travail au noir. Ouais. Alors loolu gis nañ que ça ne sécurise pas l'employeur. Autant que ça ne sécurise pas aussi la personne. Le travail. Donc travailleur. Ouais. loolu day tax ba jafe-jafe yu bëri dafay am. nit ñi dañoo ragal. ou bien simplement ñoo foog ne que su ma ko jëlee nii alors c'est très facile de lui donner un salaire dérisoire. Déjà nit ki ngay jox un salaire dérisoire ne la wóor ni tu n'auras pas ce dont tu attends de cette personne. Secondo, il n'y a pas la sécurité parce que kii lu mu wax ce n'est pas c'est l'inspecteur ou le contrôleur. xam nga quand vous allez nit ki dañ koy identifier. dañ koy ne bon liggéey bi ngay def devant l'employeur liggéey bi lan la lii la ban heure nga war a ñëw n'est-ce pas ban heure nga war a wàcc. mais ngay gis des fois ici on prend des gens dañuy liggéey continuellement tout le temps. bon am na ñoo xam dañuy fanaan un mois. am na ñoo xamante ne sax par 15 la ñuy wàcc. te yooyu yëpp boo ko xayma ça a un coût. et xam nga daf leen ne moi je suis bonne à tout à faire. te du noonu parce que boo demee boo leen ko laajee il va vous dire liggéey bu nekk dañ leen laaj ndax kii day togg wala day kii ñu xayma ko. bon nu nga ko waxee tu sais l'emploi au Sénégal nit ñi dañ koy interpréter selon ñoom luñ ko xamee alors que c'est basé sur des textes. oui. application bi nag mooy problème. Voilà, donc l'application, pourtant, l'application, c'est une question de volonté. La volonté, c'est ce qui manque aux gens. C'est-à-dire, le réflexe là, ñu bëri dañ koy sauter. Dès que j'ai quelqu'un comme travailleur, mais tout de suite, je me dis, man du ma dem fële parce que su ma demee fële rek bon dañ may kii damay fay lii et consort. Alors que yow mii sax suñu la jëlee dans ces conditions doo ko nangu. da ngay bañ waay. dëgg la ñëpp xam nañ ko. yow mii jël ko suñ la jëlee dans ces conditions d'abord n'accepte pas. Tout travail est un travail, hein? Dëgg la. Tout travail est un travail. Donc simplement, c'est aux gens de comprendre que boo bëggee la sécurité. da ngay dem fu leer. Mais ça ne veut pas dire aussi que il y a de ces, comme il le dit, de ces maisons de placement wala tu sais l'intérim est bien réglementé pour ñu ko xam. Et l'intérim c'est pas comme on le pense que c'est perpétuel, hein? Intérim. am na un moment boo xamante ne suñu fekkee le travailleur ou la boîte d'embauche daf koy jël définitivement ou il y a des situations donc. Très bien jërëjëf Diémé ñu ngi lay gërëm yow ci contribution bi c'est vrai que loi yi moom macha allah Sénégal taxi yi dañ koy móole noo xam ni y a rien à redire maintenant ci doxalin bi rek application bi moom foo la mbir yi nekkee madame Diawara ci wàllu aussi ñu ngi wax sensibilisation waaye xeex nag syndicat nag da ngay xeex am ay acquis waxuma xeex dans le sens de négatif mais xeex syndicat boo pas toog ne laaj ci rek naan woy na nit ñi gëm yàlla nañu am yërmande yooyu ay waaraate la mais il faut que loi yi ay tëralin ay garde-fou yoo xam ni mooy téye nit ki su fekkee bëgg na foog ne moom dafa wees nit. waaw li nga wax dëgg la syndicat mi ngi naan ay xeex la ak yooyu mais jaamu yàlla ci la. dafa am jaamu yàlla bu mag a mag. parce que di nga bind jànq mu nekk sa biir kër mu feebar man keroog dal na ma sama bonu yaay. ma wàcc fekk ween bi neewi mais dama tëdd guddi aw sama conscience mayu ma tëdd bàyyi ko noonu mais dama ko yee mu jóg ma yóbbu ko Gaspard Camara ñu xoolal ma ko ma jënd ordonnance yi faj ko indiwaat ko ci kër gi jëkkër ji woote le lendemain ñu wax ma ñaata laa def ma ne ko sama bopp laa ko defal ndax dama ko jël comme doom ji ma sukk jur ndax am na ci ñu nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi ñi leen di fay ay 50 000 35 000 40 000 defe naa ne soxlawuñu sax contrat de travail parce que conditions yi leen téyee ci biir kër gi ak ni leen jàppee da ngeen dem ba nga xam ne dañu mel ni que doom boo leen jur doo lekk bàyyi leen yaay bokk ak ñoom lekk fi ñuy tëdd ngay tëdd lu ñuy naan ngay naan
lépp looy def ci biir kër gi def ak sa njaboot yaa ngi koy def ak ki nga xam ne dafa jóge bàyyi ndeyam ak bàyyam ñëw di daan dooleem. waaw ndax ñoom ñun ñëpp ay duñu ay jaam ay nit nañu. dëgg la ndax mais l'avantage nga déclaré maa ngi koy waxtaan sànq avant ñuy commencé émission bi ak monsieur Diouf. l'avantage nga déclaré ki lay liggéeyal mooy tey jii bu feebar ñëwee accident wala leneen di nga ko faj ci anam yu gën a oyof ndax bu fekkee da nga ko yóbbu noonu rek sans que mu bokk yow ci sa IPM déjà mu bokk ci beneen mutuelle wala leneen tu risques de payer beaucoup d'argent ci benn journée alors que boo ko déclaré woon moom li ñu ciy ragal xëy na amu ci wàllu déclaré geeg jaar ci yenn yoon yi. waaw déclaré bi c'est pour que rek mu xam ay àqam ak ay droit am. ndax bu ëllëg si biir bu fekkee ne am na lu ko dal. su boobaa moom mu mën a sukkandiku ci loolu pour mën a am ay nekk dans de très bonnes conditions. mais jëlin wi xëy na ci yenn anam yi. waaw jëlin ci yenn anam yi mooy di nga nangu aussi cotiser. waaw nangu cotiser ñu formaliser ko defal le contrat de travail mais c'est rare nit def ko au Sénégal. parce que habitué wuñ ko fii Sénégalais habitué wuñ ci loolu. peut-être ci naar yi. enquête te condition de travail yeneen ñu am ca naar ya. metti na metti bu nga xam ne defe naa ne ñëw ci olof yi moo ko gën. ndax naar yi dañ leen duñ leen jox nga lekk. di nga togg doo lekk ci togg gi. ci balcon yi ngay fanaan. te mën na la jiñ sàcc nga yóbbu leen tribunal te doo am gain de cause doo am dara yooyu yëpp am na fi inspecteur yi ngi nii. man dama seede ci lu demee noonu. très bien xam naa ni daal mais l'essentiel mooy daal que ce genre de maison yi. dañ leen war a former. dañu war a syndiquer. ñu xam seen àq ak seen ay droit ba nga xam ne man mii nekk ci poste ba di liggéey droit ya ma am ñoom ñi ne ci biir kër ga droit yooyu am nañ ko. ñu xamal leen ko man synthèse daal. moom ci loolu la taxaw c'est la raison pour laquelle ñu am suñu centre d'écoute bi nekk Gueule Tapée. di fa tàggat ay xale di leen former boo leen nag ay éducatrices spécialisées yu nga xam ne dañ leen di teg ci yoon. centre bi ku mu neex nga ñëw fa wala dafa may conditions pour accès. centre bi sa xale à partir de 18 ans la. ok très bien à partir de c'est tous les centres du territoire. comme centre dafa yaatu. dañuy recruter ay xale yóbbu formation c'est sur 6 mois. soxna Yacine ma jëlaat kenn téléphone bi ñëw ci yow asalaamaaleykum. maaleykum salaam Guèye. waaw sëñ bi yow la. man la Niass. Niass bismillah. waaw dama bëggoon dugg ci émission bi. waaw dégg naa soxna soosu ngay waxal li mu wax. waaw dégg yaakaar naa nit boo koy fay normalement du jaadu du soxla nga koy yóbbu di ko fajal aajoom. waaw tamit gis naa ni booru foire ci ascenseur bi. ay jànq yu bëri ñuy toog foofu. te foofu boo xoolee ni foofu amul benn sécurité oto yi dañuy tracer chaque fois. amul benn sécurité bu fa nekk boo xam ni ñoom mun nañ toog foofu. nan wut fu ñu dem ñu nekk foofu ñu yor agence yi am na ñu fa nekk gis naa fa ay nit ñoo xam ne da ngay gis ku soxla jànk ñëw wax ak ñoom mu ñëw jël foofu yóbbu mais nañu wut foo xam ni bërëb boo xam ne mun nañ fay dem toog. moo gën a wóor foofu ñuy toog daal. dëgg la. ndax lu nekk mën na leen fekk foofu. mais loolu moo waral waxtaan tey bi naka la ñuy def ba formaliser ko ñoom tam ñu jox leen seen àq ak yelleef comme tout travailleur. waaw yooyu yëpp ci formalisé yi la bokk mais da ngay gis koo xam ni dafay mel ne comme agence immobilier lay yore foofu mais en même temps day jël boole ci di jël jànq yi ku bëgg jànq mu jël yóbbu la. yooyu yëpp dafa garaaw. informel la quoi. waaw informel la. soo bëggee jànq xam ni yow tey li ngay lekk moom moo koy togg. li ngay sol moom moo koy fóot. ndax dégg naa am na benn dàmb dugg léegi mu ni dafa jël ay maanaam yu muy. jaxase torchon yeeg yeneen waaw ay torchon. affaire yooyu. waaw mais kooku da ngay jàpp ni kooku xamul. kooku dafa xamul. formé wuñ ko xam nga loolu waroo ko mélanger. waaye ku ne war ngaa xam lu jekk nag quand même munoo ay caleçon ki serviette nag quand même ak torchon loolu moom vraiment waaw d'accord. éducation yi bokk dëgg la Niass dëgg la jërëjëf. mais boo gisee boo xam ni. maanaam yooyu est-ce que xam na ko am na ñoo xam ne fii Sénégal amuñu torchon. dëgg la. day gis dañuy laal seen bakkan sax pompe seen yére. moo tax amaana mu jël def loolu. jërëjëf il faut ñu wut ay agence yu wóor yu baax état bi taxaw ci ñoom ñu dem foofu ku soxla foofu dem jël. yóbbu sa kër. dëgg la. merci jërëjëf Niass ñu ngi lay gërëm ñu waaw vraiment désolé ñu dellu ko ci plateau bi sànq monsieur Diémé mu ngi koy wax travail au noir gars yi dañoo bëgg lu yomb trop madame Assana waaye nag aussi en retour maa ngi doon wax sànq le service également parce que nag loo bari yërmande et cetera jëloo jànq rek pour jël jànq da nga jël jànq pour benn liggéey bi wàcc la nga mën a am dal gi nga xam ne na la may boo toogee sa bureau wala sa service sa xel dal ak sa njaboot ak yëpp ñoom ils ont l'obligation liggéey bi ñu defe ko ni mu waree duñ fi dekk rek
di leen bang-bangal ak naan woy dañ leen di siis ak duñ leen jox ñu lekk benja dinaa ñëw ci yow ci kanam mais il faut ñu def leen war comme ñun suñu liggéeyukaay sañu ma tardé sañu ma génn du ma tàggoo wala sama patron ne ma benn ma ne ko fukk loolu aussi nit da ngay nangu ak nangu day am ci liggéey. exactement ñun loolu mooy objet suñu sensibilisation. parce que ñaari parti yëpp dañu tàmmoon nekk informel. donc dama nekk informel tey bu ma gisee lu ma naqadi bu dee patron bi ma bàyyi la nga dem man bu ma gisee lu ma naqadi bu dee employé bi moom it mu daal di xëy dem dialogue bi mën naa ni dialogue amatu ci woon. ñun bi ñu ñëwee démarrer depuis janvier dialogue boobu la ñu jéem a rétablir ba pare nag di leen sensibiliser maanaam ni leen bu ngeen bëggee tey jii changement boobu am ni ñu waxee patron bi mu nangu ñëw def contrat déclaré la yow tam noonu ngay nangoo bàyyi informel nga ñëw nekk formel di nga am congé waaye da ngay xëy heure da ngay wàcc heure liggéey bi nii nga koy doxale lii mooy suñu ay valeur boo ci d'accordé ak ñun nga ñëw adhéré ñu defar la formation sensibiliser la ba nga xam ni fi ngay dem di nga liggéey moom mu kontaan yow itam nga am sa àq ak say yelleef c'est important ñu noonu la ñu duggee vraiment ci marché bi kii ñu indil ko service bu baax kële ñu rétablir ay droit am noonu la ñu indee sensibilisation des deux côtés voilà ñu jël kenn ku mujj laata ñuy jeexal ak Denise asalaamaaleykum. maaleykum salaam kilifa gi na nga def. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. waaw man damay leb tur bi. waaye inspecteur du travail la comme Omar Diouf mi toog foofu. mais nag dama nekk ministère de l'emploi moom dina comprendre xam nga ministère emploi ak travail parce que ci même chose na ñuy def. donc émission bi vraiment lu ñu intéressé la. te rafetlu vraiment ñi fa toog ñëpp li ñu wax parce que lu ñu mën wax ci mbir mi rek lu am la. muy lu positif comme lu négatif. mais li ngeen wax lu essentiel la et je pense que foofu la ñuy remercier TFM parce que c'est des débats yoo xam ne dañ ko war di tegtale. nit ñi di ci waxtaan pour faire évoluer un peu législation bi nit ñi xoolaat doxale ni mais aussi ñu xool suñu yoon. lan moo ci dox lu ci doxul ñu xool ni ñuy indee ay saafara. pour régler problème yi définitivement. dëgg la. je pense que fi may njëkk commencer mooy déclaration dafa obligatoire ci diggante ñuy liggéey Oumar moom mën na témoigner loolu. et la preuve koy liggéeyal bindaloo ko këyit li yoon wax mooy bis bu jafe-jafe amee soo demee inspection du travail ñu jéem a régler su sottiwul suñ demee tribunal juge ba day tranché wax yoon fu mu jaar. et su boobaa koo bindalul këyit contrat à durée indéterminée loolu la yoon wax. te juge bi loolu lay waral muy daan le plus souvent employeur bi te duñu xam lu ko wundu fekk. dañuy xool rek ni obligation lii la employeur bi defu ko mais nit ñi aussi dañuy am culture dem tribunal du travail culture dem inspection. pas di toog xaar rek ba am jafe-jafe. sa liggéeykat inspection du travail dafa war dem à chaque fois pour ñu xelal ko ci jafe-jafe bi mu mënti am. lu ko jaaxal situation. dëgg la deuxième élément bi mooy responsabilisation formalisation bi ngeen wax agence yi tey ñu ngi wax association yi demee noonu mais milieu du travail dafa am façon organisation yi fa am na façon organisation yoo xam ne aussi reconnaître woon que ci milieu du travail. je pense que tey suñu législation am na yu ci xaw manqué te yooyu dañ ko war saytu et looloo tax ministère travail ak emploi tey ñu ngi xalaat pour xool agence de placement yi nuñ koy instituer de façon très réglementaire. parce que aussi lii am ay liberté fii sa gi demee noonu loolu c'est informel. te loolu aussi mënuñu ko bàyyi rek muy perdurer. à un moment donné il faut ñu rationaliser. et suñu naree rationaliser aussi les gens seront dans l'obligation de formaliser et que inspecteur du travail bi am na pouvoir yoo xam ne aussi yoon may na ko. mu contrôler. mu verbaliser. et mu dem jusqu'à sanctionner. mais maintenant may rappeler rek benn chose. waaw. situation domestique le plus souvent soo demee fu mel ni Saint-Louis melul nag comme Dakar par exemple. par exemple Saint-Louis dafa am entreprise yu ñuy wax GDS ak SCL la ñuy demee noonu ñooñu bi ñu installé woo dem na ba nga xam ne sax kër yi dañu am problème mu am mindaan parce que soo demee ci entreprise ba nga am fa 100 000 francs doo nangu di dem ci kër yi ñu lay fay 50 000 wala 40 000 dafa dem ba nga xam ne Saint-Louis ku bëgg mindaan sax da ngay obligé fay en réalité yenn montagne. formation aussi am na maanaam parce que man inspecteur du travail là mais dans le cadre de mon travail il m'est arrivé ma dajay jigéen ñoo xam ne dañ ni employeur bu leen fayul 200 000 duñ ko liggéeyal. parce que mën nañu làkk anglais mën nañu làkk tel et cetera te mën nañu def lii et cetera. et je pense que xam nañ seen niveau. waaw tey ci tey débat bi foofu nañ koy war yóbbu. ñi nga xam ne dañu proposé wu ne dañuy encadrer les domestiques aussi. ñu jël leur entière responsabilité c'est-à-dire que ñu nekk de véritables intermédiaires. tey li yoon wax mooy.
agence de travail temporaire am na une partie la ci placement bi ñoom il se transforme en structure comme ça ñuy recruter les personnes et les mettre en comment dirais-je et les place dans les maisons. Comme ça ñoom ñii ñooy négocier salaire yi. ñoom la employeur yi di fay te ñoom ñooy fay nit ñi. et que en cas de problème tey say employeur bu nu sàcc mu xam nan la koy régler. mu am interlocuteur bu newul ci yoon ñu xam nuñ koy organiser. dëgg la am na solo. donc tey du ma bëgg gën xuus parce que Omar moom fa spécialiste la. mais li may rassurer ñëpp rek mooy tey si tey gis nañ ko et que mu nekk lu rafetul parce que liggéey kenn du ko négocier si mbedd. loolu indi ñu ni sàcc nañ ma domestique yi aussi sonn nañu parce que à un moment donné dañ leen di violer ci kër yi dañ leen di indil violence di leen diñ sàcc des choses yoo xam ne parfois teguwul parfois aussi seen responsabilité la en tant que travailleur parce que culture du travail aussi da nga koy wax toujours El Hadj Assane te loolu dafa doon loo xam ne sénégalais da ko war dund dëgg la xëy heure wàcc heure tu t'engages dans le cadre d'un contrat da nga am ku la yilif te ki la yilif li mu la wax loolu nga war di def dëgg la de sénégalais dafa mën contester dañu mën contester jërëjëf ne la demal fii nga ni noo dew ma parce que xaw ma lan ak lan tey liggéey bëriwul parce que bëriwuñu entreprise dans ce pays mënta ne sax loolu jërëjëf donc soo amee liggéey daal lu doon loo xam ni jaamu yàlla la mais aussi employeurs yi ñu jàpp ni duñu yàlla nit lañu comme nit ñi et ku nekk am nga vraiment ku la yilif am nañu seen xol rafet ñoo xam ne li ñu defal seen ay travailleurs sax seen ay doom duñ ko am dëgg la moom ñëpp yamuñu mais vraiment ñu rafetal xol yi dellu si à la dimension humaine état bi lu mu war a def je pense que ñun ñëpp dinañ ci xar suñu tànk tuba yi réorganiser dëgg la mais je pense que débat yi mooy tax quand même ces choses là mën évoluer et que socialement ñu mën ko lijjanti parce que société bi suñu société la mais c'est important ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment waxtu wi dab dañu waaw on est vraiment désolé monsieur l'inspecteur du travail mais am na solo débat yi moom de toutes les façons ni ma koy waxee rek am réew mënuñu fa ne di politique rek il faut que ñuy tànn yu ci bari loo xam parce que c'est tout un ensemble société bi d'ailleurs loolu moo indi soox ak Sénégal xam naa Sénégal bu doon oto moom day am paralysie moom wet lay demee parce que nit ñi foog nañ ni guddeeg bëccëg politique mooy àddina jaamu yàlla la d'abord liggéey la social la santé la leneen la mais mënuñ dëkk ci réew boo xamante ni politique kese te bu ñu aayoon politique sax réew mi développé 1960 ba léegi waxit neen man je pense que il faut que ñu jéem a xool yeneen bànqaas yi yore réew parce que mooy indi dal bu nit ñi amee liggéey dina wàññi mer gi dina wàññi agression yi revalorisation am jànq bi fonk boppam booy xëy nga yor sa saak defaru ba jekk dem ba wàccee noonu bañ cee nëbbutu bañ cee làqatu dara waaw jaamu yàlla la liggéey moo gën sàcc ak wër di ñaan moi je pense que foofu lañu war di yooyu levier mooy jëmee am réew kanam mais ndax nit ñi rek ay démagogie politique guddeeg bëccëg du ñu yóbbu fenn Denis fi ma doon jeexale sànq mooy leen war yéen tamit parce que aussi mënuñ leen a employé parce que rek dañoo bari xaalis ci salaire yi lañ koy tàkkee xam nga ñun duñu ay entreprise yu am ay bénéfice waaw parce que nit ki am benn salaire am war ci fay lu yaas yor ci njabootam fay ci njànq bi mais en retour bu amul un bon service quand même day tàggoog yow waaw dëgg la si li nga wax mais ñun aussi sax xam nga neen nañu xaalis neex na mais na nga njëkk a am kii nañ la kii daal aar daal waaw ndax aar bee ci ëpp solo ndax sànq ñoo ngi ne na nga xëy heure mais na nga wàcc heure aussi mais da ngay gis jànk boo xam ni day xëy 7h30 wàcc 23h baa nga xëy 10h wàcc 0h te ñoom dañu la fay heure supplémentaire waaw duñu la embauché duñu la signer le contrat duñu la verser caisse sécurité sociale ba paxatumaak IPRES da ngay gis kii jànk joo xamante ne liggéey na toute sa vie mais amul retraite amul dara dëgg la waaw loolu tam yombul maintenant dégg nga sànq inspecteur travail bi lu mu wax naata nga Oumar bi c'est-à-dire que boo demee ci kanamu yoon ndekete nit ki du rek sañ-sañu saa yu ko neexee dàq la wala parce que aussi nit ñi tam dañoo nangu trop da nga naan rek du ma ko jaral wala dara mais jar na say carax ngay jaabante chaque jour bu mu dagg mais moom mu fay qu'il paye ci faute boobu mu la def nit ñi il faut ñu nangu di engagé yenn xeex itam léeg-léeg da ngay dem tribunal ce dossier fa lay yàgg fa lay yàgg même ñoo ngi ne Sénégalais yi même léegi étranger dañ koy def dañuy toog di naanoo Sénégal y a pas de loi que amène-moi là où tu veux ah bon waaw c'est grave quand même carrément xam nga loolu neexul parce que ñoom dañuy dem bay gis ne sonné
parents ñoo ngi ñuy dàq. nu mu leen neexee. donc ñee da leen di facilité. loolu tamit il faut ñu léegi agence yi du ci woon doon pexe boo jaaree agence xëy na moom mu mëneel la combat bi. am na agence yoo xam ne peut-être léegi. dinañ la mëneel mais avant dañ lay yóbbu moom jël na kiyam et puis dem na peut-être lii kii wax maa ngi door a dégg ne am na suivi de. waaw mais am na agence yoo xam ne daanul am suivi. mais peut-être ak changement bi niñ ci waxtaan dina yokk yenn yi daal. très bien ñun looloo ñu soxal. voilà ñu am yenn. soxna Yacine adhésion bi xam naa parce que nag c'est vrai que télévision bi tey jii ubbi na ci débat mais lii day ay combat yoo xam ni télé bi day bay waaram yéen it da ngeen ndimbal dajee fekk loxo borom. il faut que de façon quotidienne mu continuer bu ñu rek def comme Sénégal dàq lëg bi mu rëcc ñu topp ba ca des duñ jàpp benn il faut aussi de façon continue yëf yi di kii combat bi continuer. effectivement ñu ngi wax sensibilisation naam mais je me demande même est-ce que ñi nga xam ni ñoo waral yëf yi parce que góor ñi sax a gën a woote jànq jéer yi man xaw ma dañoo amul crédit xaw ma. dana waar bon man loolu li ma si mën a wax je pense que ñun tey jii muy man muy équipe bi nga xam ne moom laay liggéey. dañoo takk suñu lafu sër laa mën a wax pour mener combat bi. parce que xam nga nit ki da ngay gis loo xam ni mën nga engagé wu politique mais ñun dañu choisir ñu ne mën nga engagé wu ci sa dëkk. autrement bien sûr ñu gis ni lii nekkoon na problématique bu yàgg léegi ñu ñëw soobu ci balaa ñu ciy soobu defe naa y a 2 ans laa dem seeti Omar Diouf mi moom laa dem fëgg bureau xaw ma ko woon. mu am yu ma ci xamal yu bëri. ma dem jëlaat sama fiche projet corriger demaat taxaw ak waa syndicat bi ñoom Thiandoum syndicat des gens de maison ñu waxtaan ñoom itam ñu am yuñ ma dolli ndax man xëy na dama ñëw ci secteur bi amoon naa benn expérience boo xam ni muy relation client ak coaching. bu ma ko indee am na lu mu mën a changer ci conduite du changement li ñuy wax entre guillemets révolution bi nga xam ni bëgg nañ ko def ci secteur bi. xëy na man am naa loo xam ni mënoon naa ko ci indi. waaye balaa nga ko ci indi il faut nga dem wax ak acteurs yi. ma dem fëgg ci bunt yi ministère du travail ma daje fa ak Omar Diouf mu am yu ma xamal yu ci bëri ma dem ci ñoom Thiandoum jël fa également ay informations dem IPRES ñoom itam ñu xamal ma aujourd'hui ñi déclaré déjà bëriwuñu. ma proposé leen man sama projet ma ne leen projet bi mën na indi changement ci wàllum secteur bi ci situation bi. ni ko Denise waxee suivi boobu amul woon ci agence yi agence bi parce que bu fekkee agence bi business model am maanaam commission lay jël bu jëlee commission pare na donc suivi du am. mais ñun suñu business model adhésion la boo xasee ba adhéré benn yoon mën naa ni presque c'est à vie. donc ñun pour suñu business taxaw. entre guillemets suivi boobu foog mu am. suivi boobu dañuy rémunérer ci suivi boobu nag mooy permettre ki ñu placer fa mu dem ñu toog di ko nemmeeku fu mu toll. patron bi moom itam bi ñu jox confiance mandaté ñu pour ñu wax ci turam. di dem di waxante ak syndicat yi di dem di waxante ak état bi ak leneen mu mandaté ñu fay ñu pour def loolu chaque mois mu fay ñu pour service boobu ñu koy rendre moom itam ñu mën ko jox service comme niñ ko promettre. pour ñu mën a def loolu nag xale bi nga xam ne moom lañ koy placer. dañ koy former. très bien former ko ba mu mën a def liggéey bi après ñu placer ko et en contrepartie ñu déclarer ko. voilà. très bien c'est important madame Diarra kàddu yu mujj yi laata Omar di tëj ko moo ubbi woon waxtaan yi. waaw kàddu yu mujj yi rek El Hadj Assane li ma ciy sànni mooy. genre de maison yi dañu war a gëm seen bopp. que ñu bañee sax basé wu ci ay ñu leen di. ouvrir comme ni ndaw si ni muy wax. ñu dem ci syndicat de base yi affilié wu fi. ñu leen di former ñu xam seen droit ak seen ak seen yelleef. parce que tamit sous-traitance lay nekk comme moom mii day sous-traité ak bon yi mais yow boo xamee sa droit ak sa ay yelleef appliqué ñu ratifier la convention 189 bi. ratifié nañu ko mais adopté wuñ ko. le gouvernement moo ñu war a jàppale pour ñu adopté ko. pour que domestique yi xam seen rôle. xam seen droit. ba nga xam ne du nekk sous-traité wu kenn du leen sous-traité. ba nga xam ne bu ëllëgee dina mën a demal seen bopp. man daal je crois que formation bi am na ci solo. ñu on demande au gouvernement mu ratifié mu adopté ko. la convention 189. pour que femmes domestiques yi mën a gis seen bopp ci li ñuy liggéey. je crois
que daal loolu ñàkk jàng bi bañ a doon frein souvent Sénégal moom waaw ku la jiitu école rek foog na ni moo la gën a muus. voilà ñu jàng tamit aussi parce que am na ci ñoo xam ne am nañ seen DFM. am nañ seen bac te vraiment peut-être conditions yi ñu nekkee. moo xaw doy waar ba ñuy dem di dugg ci yenn métiers yi. mais il faut qu'on les forme. il faut que ñu syndiquer leen. foog ñu xam lu mooy syndicat. xam 5 pàcc yi nga xam ne moo constitué syndicat ba nga xam ne dina xam seen aq. seen droit ak seen yelleef. ba nga xam ne kenn du leen sous-traité dañuy demal seen bopp. heure bu ñu amee problème ñooy demal seen bopp taxaw devant le tribunal. ñi leen war a jàppale ñu jàppale leen pour ñu am ay satisfaction je crois que daal formation bi moom am na ci solo lool. état bi jàppale ñu sur la convention 189 ñu adopté ko ratifié na dëkk yëpp nag ratifié nañ ko. Sénégal rek moo ko adopté wul. bu ko Sénégal adopté benn domestique du dem ci kenn mu koy sous-traité. waaw loolu moom lu waral Sénégal adopté gu ko ba léegi. sëñ Diouf foofu tamit waxtaan la boo xamante ne moom partenaire social la. xam lu bëri li si tënku. waaw. mais wax naa ne Sénégal am na législation lu ëpp juróom fukki at boobu sa adopté guñ convention tey ji boo delloo si convention nga xool li Sénégal di appliqué wu si au niveau de l'arrêté nga comparé ak convention di nga gis ne écart du bëri. c'est-à-dire que Sénégal bien avant ça loolu sax commencé na respecter élément de base yi nga xamante moo ne si convention boobu. maintenant y a un plaidoyer à faire auprès des plus hautes autorités pour que ñu mën ko ratifier. léegi fi may jeexale mooy may fàttali benn mbir pour wax la rek importance su prévoyance sociale maanaam nga xool dëgg balaa ngay lakkale. tey jii ki nga xamante mooy domestique genre de maison nga employé ko boo ko déclaré na à la caisse tey jii de sécurité sociale. amaana yàlla tere mën na am xëy si sax di liggéey si amab accident. boobaa caisse de sécurité sociale moo koy jël en charge moo koy faj. moment bi muy immobiliser moo koy fay salaire. tey jii. bu fekkee dafa ne congé de maternité moment boobu yow amul benn salaire booy fay kees moo koy jël en charge. donc ça veut dire que cotisation bi ngay fay bëriwul. ba pourtant risque bi muy couvrir rëy na lool. ëllëg bu demee ba télé. nekk mag. di presse prise en charge bi bu feebar war a njabootam feebar. IPM donc lu am solo la et puis du somme yu rëy. du somme yu rëy yoo xam ne mën na tax nit ki war a ragal. donc li des mooy que ne nit ñi. xëy na jikkoo ko rek. waaw mais gis nga mutuelle yaa ngi fi par exemple. ci ay cotisation yu yomb rek. yow ñu gàddu la yàq sa njaboot mais Sénégal yi toog yi ne yàcc bañ a dem. mu ngi noonu ñun daal de culture buur ca buur nag ku ne xam nga ni mënut a yanu lépp. mu ngi noonu mu ngi noonu c'est important. ñu gën a sensibiliser nit ñi. te di ma koy waxee rek ñu koy boole ci waxtaan yi ci jumaa yeeg xam nga wax dëgg yàlla actualiser débat dafa am solo. ci nit ñi seen dund parce que àddina la ñu nekk daal je pense que nit ki boo koy wax ko ginnaaw diineem dundam n'est-ce pas mutuelle yi 3000 francs ñu ne la kaay yàq sa njaboot nga ne du ma ca dem yàlla baax na wax dëgg yàlla nag yàlla bay sa tool en tout cas maa ngi lay gërëm monsieur l'inspecteur Oumar Diouf bu ministère du travail remercier le ministre également parce que réalisateur bi El Hadj Daouda Diouf ci moom la jaar donc mu daal di ci sawar loolu mooy wane ni kilifa yi xam nañu valeur communication surtout moom monsieur le ministre Samba Sy ñu ngi koy gërëm bu baax xam na li ñu ko fi bàyyee parce que c'est important gërëm bu baax Koumba Dikel Diawara ñu ngi may liyaar appel boobu fu mu jógee asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw sëñ bi. waaw ñu ngi ziar de. yow la kan. wala guy gi. guy gi ban ci mbër. waaw guy gi mbër waaw. guy gi da nga defandi kii la émission ñoom Moustapha Guèye li ci penc bi la di ak El Hadj Assane Guèye. non moom laay déglu El Hadj Assane moom laay déglu moo tax ma dugg. ah mais kooku c'est un plaisir ñu ngi lay ziar. di la ziar ba wax dëgg damay téléphoné yow. guy gi. yaa ngi en direct de yaa ngi en direct. waaw. acca Sénégal ak lay déglu. waaw alaaka ñu ngi ziar de. waaye jërëjëf. waaw ñu ngi ziar ñu ci plateau bi yëpp. parce que man kaw ni ma koy xool man émission El Hadj Assane moom du ma ko tardé quoi. da nga baax rek jërëjëf. émission moo man moo Walfadjri ba def naa Walfadjri ba fii bu wàccaatee daal. ndeysaan jërëjëf. waaw man moom dama ko parce que ay waxam wax dëgg yàlla am na muy def ci man. kontaan naa moo génn kilifa gu mag bu nekk Dubaay Mangane Dubaay seen wax dafa am na muy def ci man. Mangane jërëjëf. waaw di ñaanal ñi nekk ci plateau noonu rek lépp lu ñu fi génn rek yàlla na jëriñ askan wi rek. mais amin maa ngi dama génn dama sori mais émission bi ba commencé ma toog ci télé bi seetaan ñu ne ma léegi da ngay politique ma leen noonu politique Alaaji Assane laay seetaan. mais jërëjëf mbër. yàlla na yow it victoire bi jig la vraiment. ñu ngi lay gërëm di encourager Siteu bu baax ndax ni nga ko waxee ca keroog wane nga fair play Siteu jàmbaar la lool. waaw yàlla moom moo pare na bu yàgg. pare na bu yàgg ñi ñëpp rek di waxaat rek. dëgg la tey mën na ma ko jox suba mu xaj ma ko jox ko keneen. maa la ko wax.
mais merci kontaan naa trop guy gi jërëjëf waaw guy gi xamoon naa ni bu ma séenee Medoune Diouf rek laa xamoon dinañ lay di tigir sama émission bi mais lépp rek jàmm la macha allah guy gi moom ni mu koy waxee saa su ne bu mu nekkee Walfadjri mu ne muy daan dooleem yore ab saret ba moom dafa am fulla ci ak pas-pas gis nga liggéey rek moo wóor tey ji macha allah ba ñu koy tàccoo démb stade donc y a pas de sous-métier waaw ñu xamee ko noonu ci bàyyi xeebaate gi waaye nit ñi itam bàyyi lu yomb waaw léeg-léeg da ngay gis koo xam dara jotu ko muy taxawaalu ci restaurant yeeg ci Sénégal daal doy na waar ca boo waxee ñu ne daa soxor wax dëgg yàlla liggéey moo gën a wóor nit mun la may waaw bu la mayee tey sax suba mu xaw la yàlla rek la duy xëy di ko ñaan di julli juróomi yoon di ko ñaan te duñu jéppi waaye ku dëkkee ñaan doomu aadama boobu moyul mu yàlla bu ñu jéppi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi seen émission li ci penc la woon ak télévision Futurs Médias Oumar Diouf bu ministère du travail soxna Koumba Dikel Diawara bu CNTS waaye it madame Yacine Ndiaye Asana bu agence APREF mooy présidente ba naka noonu Denise Bendia bu CSA mouvement dooleel jànq ak yéen ñi doon teewlu Alaaji Daawda ci wàllu réalisation encouragé ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ñaan poos yi dara ne ci bu ko defee ñu gën a mën a fay sunuy jànq waaye sunuy patron it gën ñu mën a fay ci kaw première meg yi ñu ngi leen di ñaanal paraanu jàmm